suuf jugaat na fi ci diwaanu Sénégal bi la yoon mu dox digg njabootug lébu gi ak ki nga xamante ne moom mooy Tahirou Sarr mu toll nag ci juróom benn hectare yoo xamante ne nag ñu ngi koy laaj jëwriñ jii di Tahirou Sarr nee nañu nag yooyu suuf ñu ngi ko mën a xayma ci ay milliards yoo xamante ne Tahirou Sarr daf ko luubal boobu bi léegi nag ñu ciy topp Ousseynou Tall di kenn ci ñoom daal ne dellusiwaat ci mbir mi. asalaamaaleykum d'abord maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi ngeen teewaat fii pour ñu mun a def li ñuy bëgg a def nii di jéebaane bi ñu bëgg a jéebaane man maa ngi tudd Ousseynou sant Tall juddoo fii ci Yoff yaroo fii ci Yoff ba tey ni ma toll nii si juróom-ñaar fukki at ak lu teg li ma tax a teew fii nag moo di wax leen ne mus nañ leen fi woo tey dañ leen woowaat ngir lan di laaj ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen ba noppi di laaj waa réew mi di laaj ndax Tahirou Sarr encore Tahirou Sarr suba mu ne wax ndax moom dafa nekk koo xamante ne kii yoon dafa mënul ci moom dara wala dañ nekk ci dëkk boo xamante ne bii amul yoon wala dafa am ñu nekk ci ginnaawam bu boobaa ñun ñu ngi laaj man mii taxaw ak samay bokk yi ma àndal maa ngi laaj ñan ñoo nekk ci ginnaawam ndax jaaxal nañu lool. bi loolu waasee ndax am na jamono daf ma jiiñ luubal gu mag goo xamante ne gi dara nekku ci mas nañu dem ci yoon def nañu jéebaane tey dañu ñëwaat continuer di def jéebaane boobule ngir lan jiiñ na ma ne dama ko jaay ay droit d'indemnisation yoo xamante ni yii dem na fayeeku ci sama tur ak sama turu njaboot juróom-ñaari milliards yu teg ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay millions te loolu mu wax ne man maa ko jaay ba mu dem fayeeku loolu du benn dëgg du dëgg tey du dëgg ëllëg du dëgg suba te du musa doon dëgg maa ngi xamal ndëg waa réew mi le li ko dale si ki jiite réew mi di président Macky Sall ba ci suuf jaar si ministère de la justice ak képp ku mu mun doon ku yor ndombu tànk wala baat ci biir réew mi du ma bàyyi tey du ma bàyyi ëllëg Tahirou Sarr dana ma jox suma xaalis man ak sumay bokk tànk joxuma ko ma dee rek mooy tere ma taxaw di laaj wala di wax du ma ko musa bàyyi te maa ngi leen di xamal ne it ne bugguma ñu pousser ma à la révolte man ak sama ñoñ ndax moom gënuñu doon sénégalais te Sénégal warul am 2 poids 2 mesures lu war ci man rek dafa war ci moom lu war ci moom rek dafa war ci man tey sàcc na suma alal man ak suma njaboot di ko doxantoo di ko kii dem naa ci yoon ba yoon taxaw woo ma bañ ma wooweeg léegi ëpp na ñetti weer yooyu ak léegi mënuñu fexe moom ba woo ko dama laaj tey lan moo ne ci ginnaaw loolu di leen xamal ne yéen bokki journaliste yi taxaw kayit yooyu le di bagage boobu ma yóbbu si yoon mu ngi ci loxo juge 2e cabinet bu ñuy woowee Mamadou Seck dama bëgg ndëg ñu taxaw jox ma suma àq ak suma yelleef man ak sumay bokk ndax duma ko bàyyi tey duma ko musa bàyyi ëllëg ba tey di leen xamal ne ci loolu bi nga xamante ne bii loolu am na ñu ngi ko bàyyi muy taxawaalu ci biir dëkk bi man mii taxaw tey di wax ak yéen citoyen la gënuma doon citoyen su ma ko gënul doon citoyen parce que maa ko mag mat naa ko baay mat naa ko ndijaay su ma neexee sax ma ne mat naa ko maam te su ma sàccoon benn somme bu tuuti une minable somme bu tekkiwul dara bu 500 000 francs keroog caabi féetan ma ginnaaw moom nag ay milliards la sàcc si maw tur ak sama turi mbokk booba ba léegi mu ngi taxawaalu di dox di dem inquiété wu ñu ko jaaxlewul kiiwul ci fenn dama bëgg nag yoon def liggéeyam ci moom te bu ñu ma taxee jóg dana metti ndax ëpp ñu may bokk ëpp ñu ma doole te am naa ay pexe yu ma mën a def ndax am naa mbooloo mu ne sama ginnaaw di sumay doom di sumay jarbaat di sumay jigéen ak samay jabar
te su ma jógee ngir loolu dinañ xam dama bëgg nag ñu xam ne maa ngi oo la société civile ONG Jamra Y'en a marre Guy Marius Sagna etc. pour ne citer que ceci et tous ceux qui ñi nga xamee ne ñu ngi xeex ak ak yelleefu doomu aadama pour dëgg dellu sa si dëgg te dama bëgg na leer nañ ñu xam ne it ba tey ne pare naa pour lépp du ma bàyyi tey du ma bàyyi ëllëg sama bakken bi laa si teg lu mu leen jaral dan ma ko jaral lu mu leen jaral dan ma ko jaral lu mu leen jaral dan ma ko jaral ngeen baal ma ak jaali ngeen jëf wasalaam. 7 milliards 250 millions. waaw. tey est-ce que mun nga ñu leeralal tuuti ci mbir mi nu mu demee au juste lu Tahirou Sarr def dafa teg loxo ci 7 millions yi wala ay mbiru suuf la wala milliards yi nu mu demee. indemnisation la boo xamee ne suñuy droit la si benn tool bu ñu jël pour utilité publique bi ñu jëlee loolu ba noppi dañu war a indemniser wuñu ñu et depuis 2017 porté nañ ko plainte depuis 2017 porté nañ ko plainte pour expropriation boobule mu ne ñun ñoo ko yebal ñoo ko dox soxla mu représenté ñu te du dëgg tey du dëgg ëllëg. C'est faux. ñun am nañu un mandataire boobu ñu ngi koy woowee Makhtar Diène kooku bi mu defee une plainte devant le tribunal dem nañu ba ñu woo ñu man mii taxaw di wax ak yéen oo nañ ma central oo nañ ma devant le juge Mamadou Seck boobaak léegi ñu ngi xaar mënuñu fexe ba woo Tahirou Sarr lii ne ma wax dama koy waxaat et je répète suñ ma doon rey dama koy wax su ma deewoon dekki dinaa ko wax kenn mënu ma ko teree wax ndaxte dama ne su ma sàccoon benn dërëm bi gën a tuuti tëj nañ ma bu yàgg du yoon nag ñu ne dëkku yoon lañ nag Macky Sall bi nga xam ne bañ koy fal dafa ne su ma ñëwee lépp lu fi dul dëgg dana fi jeex na xam ne ba léegi ay fen rek moo nekk ci dëkk bi ak njuuj njaaj ak ay wuruj moo nekk ci dëkk bi. da nga ci gis mbirum jaay doole. jaay doole bu wér ndax jaay doole munul weesu ñu escroquer la tuumaal la nga dem ci yoon booba ba léegi yoon munul taxaw ba def li war man su doon man la laa wax tëj nañ ma bu yàgg waaw pourquoi moom mu libre te lekk suma alal loolu laay laaj te dama bëgg ñu wax ko juróom-ñaari milliards la yu teg 250 millions loolu du xaalis bu tuuti te ñun ay doomi aadama lañu comme moom gënuñoo dëkk ci réew mi suñ ko fi gënul dëkk loolu laa bëgg ngeen xam ko mu leer te ñëpp dégg ko alal jooju mu ngi si poosu Tahirou Sarr ci Yoff la site bi fii ma taxaw di def lii may wax nii si la bokk waaw. Papa ci sa kàddu sànq ba léegi da ngay wax ni Tahirou Sarr daf la yoreel xaalis est-ce que yow la ko yore personnellement wala ay famille la. sama famille la ay famille sax yu dul jeex. lépp sa famille la. waaw. non. dafa xaw a personnaliser débat bi dafa mel ni moom personnellement moom kese la yore xaalis. non wax naa ma ne man ak samay mbokk nee naa leen man ak samay mbokk. mooy famille Thiaw ak Guèye. famille Thiaw ak Guèye ak famille Diagne et plusieurs même d'autres que je ne peux pas nommer. loolu du ma ko wax loolu du ma ko wax ndax kuy dem xare ñu xam sa arme wala fa ngay jaar danañ la mën contrecarrer fa ma jëm ëllëg du ma ko wax mais foofu bu ma fa àggee ñëpp dinañ xam ne àgg na fa. du ma dem xare di dévoiler sama plan de bataille wala lii laay def wala lii laay def ñu may contrecarrer. ñi nga xamante ni nag ëllëg la may def la du ma ko wax su taxawee ba jot ba ñor bu ma toggee ñu xam ne ñor na. abile coow nag atum 2017 ba léegi njaboot gi di ci topp ngir jot ak seen moomeel. Issa Ndoye di kenn ci sët yi nee na nag ak njabootam Tahirou Sarr mu ngi leen yoreel $1 milliard ak lu teg loolee ñu mën ko xayma ci juróom-benn junni mètre carré ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn. comme ni ko defee sama papa bi defee léegi nii quoi man maa ngi tudd Issa Ndoye di sëtaat sax ci maam Mamadou Diagne bi nga xamante ne dafa bokk benn titre foncier ak maam Abdoulaye Fall ak maam Mamadou Mbengue léegi titre foncier boobu noonu comme ni ko sama papa waxee moo ñu fi indi
pour wax ne rek ni mu def sama papa bi famille sama papa noonu la ñu def man nag en fait sama tonton moo waroon ñëw mais malheureusement dafa am benn empêchement moo tax ma daw le plus rapidement possible ñëw représenter que fii ñu yónni ma wax ay kàddu yoo xamante ne dama koy wax au nom de la famille de Mamadou Diagne. En réalité comme Tahirou Sarr ni ñu ko waxee dafa jël ay titres fonciers yoo xamante ne daf ko récupérer depuis 2017 ñun on n'était pas au courant instant bi nga xamante ne li ñu dugal sous le avec Matar Diène bi ñu dugalee suñu demande de réquisition la ñu yëg ne en fait xaalis boobu am na ku ko récupérer bu yàgg si la ñu porté plainte si la ñu fas yéene sax nekk la ñu fas yéene nekk kii partie civile pour amener Tahirou Sarr en justice parce que mënuñu imaginer yow Tahirou Sarr nga dëkk ak ay nit ci même quartier ci même village yow nga def sa ay pexe escroquer leen un montant ay milliards ba pare nga ne da nga fas yéene dund ak ñooñu durant le reste de ta vie ak ñooñu ensemble dans un même endroit loolu nous ne l'accepterons pas nous ne l'accepterons pas et nous ne l'accepterons jamais ci lancé boobu nag la ñu nekk moo tax ñu ne dinañ ko porter plainte ba fu mu yam neex ba fu mu yam neex duñu si dellu d'un iota en réalité terrain bi nga xamante ni moom moo ñu boole ak moom mu ngi nekk ci titre foncier 99 79 NGA mu nekk une superficie de 6276 mètres carrés bi état bi fay ko 250 000 francs le mètre carré mu nekk un montant de 1,569 millions boo xamante ne ay famille ñoo ko moom la famille de Abdoulaye Fall Diagne feu Abdoulaye Fall Diagne Mamadou Diagne ak sama maam Mamadou Diagne ak maam Mamadou Mbeng ñi nga xamante ne ki nga xamante ne jarbaat la ci ñoom donc loolu duñu ko bàyyi mu jàll Tahirou Sarr ndëkk bon da di nit koo xamante ne man personnellement daf ma bett parce que ay bienfait laa ko xamee woon ci dëkk bi ndekete man je viens de réaliser que ne bienfait woom yëpp ñu muy def ci biir dëkk bi daf ñuy en fait empoisonné day empoisonné dëkk bi parce que xaalisu jàmbur la leen di jox xaalis boo xamante ne ay famille ñoo ko moom kenn nit ñëw approprier ko c'est pas normal te justice ne def wàllam ci affaire bi ah non ça on ne l'acceptera pas on ne l'acceptera pas te fu ñu mën a àgg ak moom dinañ fa àgg ak moom fu ñu yoon may dinañ fa àgg ak moom bu ñu yoon joxul raison te gëwma ne loolu mun na ne ñu jël suñu ay pexe bopp def li nga xamante ne moo ñu war parce que mënuñu cohabiter avec quelqu'un et puis c'est même pas logique ngay cohabiter avec quelqu'un qui t'a escroqué qui t'a volé de l'argent pendant combien de temps ngeen nar a vivre pendant combien et puis xaw ma sa postérité xaw ma naka lañ mën a nag moom ak sa postérité naka la ñu mën a survivre devant ces gens là ñi nga xamante ne dafa sàcc seen affaire seen xaalis donc affaire bi je fais un appel solennel au chef de l'État à ce que mu jóg si genre nit ñi nga xamante ne dañuy yàq politique am ba pare jege ko dañuy yàq politique am ba pare jege ko donc loolu chef de l'État war na si jóg ñi nga xamante ne ñooy xeex aussi ak wareefu doomu aadama aussi war nañ si jóg parce que trop c'est trop waaw man dëgg loolu laa amoon li nga xamante ne moom laay def comme déclaration ne je vais en parallèle ak famille sama papa Ousseynou Tall mi sunu famille de Mamadou Diagne Mamadou Mbeng ak Abdoulaye Fall ñu ngi porter le même combat
que ces familles bi nga xamante ne montant bi toll na ci lu ëpp 17 milliards na joxe xaalisu jàmbur moomu ko te mu bàyyi yoo fois yi nga xamante ne mu ngi leen di empoisonné ak seen ak xaalisu jàmbur te yoo fois yooyu ñoo ko war a jëkk a bañ ñooñu war a jëkk a taxaw affaire bi man awma ci dara daanaka samay maam ak samay ndijaay ak samay ñoom yaay ñoo ci am dara mais je porterai le combat jusqu'au bout bu kenn demul man maay dem jusqu'au bout wasalaam. tur bi Issa Ndoye la. bon man personnellement li ma concerné laa xam sama famille maam loolu laa xam mais ñeneen ñi wax dëgg yàlla mënuma la jox aucune information mais je sais que ne encaissé na un certain montant boo xamante ne 17 milliards la man su ma si ñun suñu si amee 1 milliard 500 sama papa seen famille am si 7 milliards quelque chose ça veut dire que des na yeneen famille famille yooyu nag bu ñu jogul ñoom seen affaire la mais ñun suñu yëf duñ ko bàyyi ak kenn loolu na leer moom naka leer Tahirou Sarr. waaw man maa ngi tudd Mouhamed Gueye man du ma ci sori maa ngi bokk ci famille Mboye Gueye bi nga xamante ne dafa concerné titre foncier bi nga xam ne Tahirou Sarr dafa récupérer xaalis bi depuis 2017 boobu ba léegi mu ngi ñuy woo à l'amiable pour këram ñu waxtaan ñu ne ko ñun waxtaanuñu xam ne la ka ñu signé procuration El Hadj Matar Dieng demal wax moom fa nga war a dem wax moom nga jox ko mais nee na ñu ñëw këram waxtaan ñun demuñu këram waxtaanuñu wax moom nañu delloo suñu alal si njëkk ak teranga moo gën waaw moom nag lu mu si bañul ñun bañuñu ko si ñun jeunes yi. yi leen njaboot nag banku ñu seeni loxo ñu ngay wéyal xeex ba tax na sax ñu ngay woo société civile ONG Jamra Y'en a marre FRAPP France Dégage bu Guy Marius Sagna ak képp koo xamante ne da ngay doomu Sénégal ngir nag nga fekki si leen ci bile xeex ñu mën a jotaat seen moomeel.